ma leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk fi turam ak santam di rafetlu seen teewaay ma leen di nuyu ci turu secrétaire d'État Moïse Sarr di leen nuyu ci turu sunu collaborateurs yi fi teew yëpp secrétaire général directeur yi fi teew yëpp directeur de cabinet ñu leen di sant bu baax ci seen teewaay wane na ni intérêt yëg-yëg bi ngeen am ci activités yi nga xam ni ministère des affaires étrangères bi ngi koy doxal tey nag li ñuy taxaw woote mooy ñu wax leen jox leen rapport provisoire ci opération yi nga xam ni ñu ngi ko doon def ci force Covid-19 diaspora xam ngeen ni dafa am loo xamante ni bi feebar bi dalee ci réew mi mën nañu wax sax balaa mu fi ñëw président Macky Sall daf ñu dajale wax ñu taxawaay yi nga xam ni ku nekk war nga ci taxaw Sénégal nag diaspora bi doon ay doomu réew yi nga xam ne am nañu solo lool ci réew mi ndax dañ fi jógee dem bitim réew di fa ñaq di delloo si fii ci biir réew mi lu mel ni nag bu amee président ku ko xam xalaat leen ne kat ñoom dañu doon am di def ci réew mi tey jii bu tollee fii ñun ñi it war nañ leen a fàttaliku donte yëf yi metti woon président defoon benn plan bu rëy ndax yëf yi du feebar kese ndax feebar bi dafa gàllankoor adduna bi yëpp ñun ñii gis nañ ko fii feebar bi daf ñu gàllankoor ba ci suñu dem ak dikk gàllankoor ci suñuy liggéey kon ñi nekk bitim réew it président jàpp ni war nañ leen a dimbali kooku dañ ko ciy sant di ko ci gërëm ñun ñi nga xam ne daf ñu dénk lu jëm ci toppatoo wàllu Sénégal de l'extérieur mais nag bettuñu ndax xam nañu yëg-yëg ak cofeel ak considération bi nga xam ni am na ko ci sénégalais yi nekk bitim réew moo am benn plan bu rëy bu fi président def muy plan bi ñu woowee plan de résilience maanaam nu ñuy def ba bu feebar bi duggee ci réew mi ñu mën a wàññi loraange yi mën cee génn mu def fi plan boo xam ni 1,000 milliards la ci def mu concerne ay domaines yu bari xam naa ni ministère bu nekk di nga ñëwaat ci la nga xam ni mooy domaine bi ñu la féetalee mais déjà ci gis-gis bi dañ ko war a rafetlu ñun ñëpp ndax yëf yi bu ñu ko jàppee feebar kese xëy na mën nañ koo faj mu lor ñu bu ñu ko jàppee gàllankoor kese xëy na feebar bi mën nañoo lor le fait que président am vision boo xamante ni dafay jël aspect wu feebar bi yëpp jël aspect yi nga xam ni moom la yëf yi andi ci biir adduna bi andi ko ci biir Sénégal loolu gis ngeen ni tax na tey ñu jàpp ni Sénégal ci wàllu gestion wu feebar boobu xëy na buñ doon natt réewu adduna yi yëpp doon nañu tey ñaareelu réew mi nga xam ni moom la ñu gën a rafetlu liggéeyam ak taxawaayam bi mu jëlee 10 milliards yi ak juróom ak ñaar jagale ko diaspora bi dañoo daje toog ne léegi dañuy fexe ba xool nan la ñuy dimbale diaspora bi lépp ñu wéer ko ci lu gaaw ndax dañ ko soxla ci lu leer ndax bés bi xamoon nañ dina ñëw mooy bu ñu paree wala bu ñu demee bay bëgg a pare wax leen la ñu def ci alal ji wax leen nan lañ ko defee xool bàyyi ba nga xam ni ci kanam tudd ñàkk yeneen structure yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu contrôle ñoom it ñëw def seen liggéey ma leen di fàttali particularité ministère des affaires étrangères mooy ñun mënuñu génn ci règle yi nga xam ni moom la budget autorisé ndax ñi digaaleel nekkuñu ci biir Sénégal ñoo nekk bitim réew kon boo jëlee alal fii ci Sénégal yónnee ko ci benn ambassade bi mënul doxalee lu dul li règle budgétaire yi di santaane kon ñun ci wàllu gestion ni ñu gérer force alal ji ñu jox ci budget bi dañ ko jaarale loolu mooy
premier élément bi nga xam ni mën nañ leen ko wax. bi feebar bi taxaw nag dañu am ñaari cellule benn cellule bu nekk fii boo xam ni dafay toppatoo ni Sénégalais yi di dundee bitim réew te Moïse Sarr présidé woon ko ak beneen cellule yeneen cellule yoo xam ni ci ambassades yi ak consulat yi lay nekk ndax foofu la Sénégalais yi nekk donc ñoom ñooy gérer Sénégalais yi de manière concrète mais ñoom ñooy informer échelon central bi ñu am fi benn cellule de crise boo xam ni secrétaire d'État moo ko présidé woon xam naa ni bu jëlee kàddu léegi dina ñëwaat ci ni ñu doon liggéeyee yan gàllankoor lañ ci am ak it yan résultat lañ ci am. bi président décidé jël alal jooju jox xoo diaspora bi te xamuñu ñaata lañu ñu bari xamuñu leen ndax neewul nañ ko jox koo xam ni sénégalais nga am këyit dafa ne rek dañ ko jox sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew. au Sénégal yi nekk bitim réew am na ñoo xam ni ñu ngi wax ak ambassade bi wala consulat yi am na ñoo xam ni nekkuñu ci loolu waxuñu ak ñooñu te ñoom ñëpp état bi daf leen yoreel ndimbal ñoom ñëpp état bi dafa am loo xam ni bëgg na leen ko defal. bu ngeen koy fàttali li ñu njëkk a def mooy ut fii benn plateforme ndax Sénégal yi ñoo yem. bi nekkee bitim réew loolu la ñu président sant ñu ne leen képp ku ci soxla da ngay bindu ñu yombal mbir mi ba nga xam ni bindu bi dina yomb. le 31 mai 2020 dañ ko mujjee arrêté ndax ci le 31 mai 2020 biñ koy arrêté boobu am nañu ñaar téeméeri junni nit ak téeméer ak ñeent fukk ak benn yu bindu 200 141 personnes yu bindu ñu arrêté ko. ñu gis ni aussi sénégalais yi ñu ngi ci 140 pays c'est-à-dire téeméer ak ñeent fukki réew yoo xamante ni am na ay sénégalais yu fa nekk am na ci sax ay réew yoo xam ni ñu biñ ko ci gisee daf ñoo bett moom sénégalais yi. ba wane ni que Sénégal réew la mu ubbeeku sénégalais ñu ngi fépp ñu ne loolu doyul ndax xëy na am na ñoo xam ni mën nañoo bindu xëy na tey mën nañu am téléphone wala ñu am ordinateur wala mu am ku leen ko defal waaye am na ñoo xam ni xëy na loolu mën naa jafe ci ñoom ñu ne kon nañ fi def benn centre d'appel pour koo xam ni bindu nga am na loo xam ni leerul ci yow wala la nga bind jotoo réponse wala daal am na loo doy lu mu mënti nekk loo bëgg a laajte dañ fi def benn centre d'appel président ne ñu nag centre d'appel baax na waaye dañu war a dimbali Sénégalais yi da ngeen di fexe ba ñu bañ leen a dépenser loo inutilement ñu ne ko boo ñu joxee ndigal dañuy fexe ba kuy téléphoner communication nationale bari ngay fay masalan boo nekkee France wala Belgique ngay téléphoner Sénégal doo fay communication internationale da ngay fay communication comme bu nekkoon yaa ngi biir France différence bi état du Sénégal moo koy gàddu xam naa ni ñu ngi xaar Sonatel mi ngi dajale loolu parce que Sonatel moo mën a organiser loolu dinañu jox facture bi te du yàgg. Le 22 juillet la ñu arrêté centre d'appel bi ñu koy arrêté am nañu 18 633 appels maanaam fukki junni ak juróom-ñett ak juróom benn téeméer ak fanweer ak ñett ci appel ñoo xam ni woote nañu ci ministère bi da ci amoon ay opératrices ak yu opérateurs yoo xam ni boo wootee ñoom ngay waxal ñu jox la renseignement yi nga bëgg di ko def aussi ci ay làkk yu bari yu am biir Sénégal fii wolof séeréer tukulóor joola amoon nañ ci làkk yu bari defe naa juróom benn ñoo xamante ni làkk boo ci wax rek ci biir Sénégal amoon na ñu nekk fii yoo xam ne dinañ la tontu. alal ji nag bi muy ñëw ñu def ñetti phase ndax bu ngeen di fàttaliku dañoo amoon phase boo xam ne yëf yi dafa taroon lool maanaam
mois de mars avril boobu xëy na feebar bi bareegul woon Sénégal dëgg la mais ñun ñëpp jaaxle woon nañu adduna bi yëpp tëju woon na te amoon na boobu ñu ngi nekk ci werante feebar bi nii la mel parce que boobu ci même ci wàllu xam-xam am na loo xam ni xamuñu ko woon ci feebar bi ñu yónnee 726 millions maanaam juróom-ñaar téeméeri millions ak téeméer ak juróom-benn séddale ko poste diplomatique yëpp nee leen ñett lañ ci soxla ku feebar dimbali leen ko ku ci gaañule dimbalu leen ko sénégalais boo xam ne da nga dem bitim réew ndax boobu ñu ngi doog a tëj aéroport yi nekk ci ay jafe-jafe dimbali leen ko loolu aussi Moïse dina ci ñëwaat léegi ñett ñooñu la ñu cible boobu la ñu amoon parce que boobu ñu ngi woon ci phase d'urgence ñu dimbali ci 1358 personnes maanaam junni nit ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett dañ ci dimbali loolu aussi détail bi ñan la fu ñu leen ko joxee lépp doon na loo xam ni mi ngi fi fàtte naa ci yokk étudiants yi ci jamono jooju amoon nañu aussi étudiants yoo xam ni amuñu woon bourse seen i mbokk leen doon yónnee amuñu aide ñu ne koy situation d'urgence donc juróom-ñaar téeméeri millions yooyu ñu yónnee ñooñu la njëkk a jàppale ak ñi nga xam ni